asalaamaaleykum gars yi ziar naa leen yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant ak foo mën a nekk si àddina bi donc li ñuy def tey mooy dañuy jëlaat suñu beneen leçon bu bees ñëw toujours si 100% grammaire anglais donc ñu continuer leçon yi nga xamante ne ni moom la ñu weesoon tey nag ñuy eggali fi ñu yamoon donc li ñu waroon jël mooy the present perfect tense muy passé composé. moo nekk nii the present perfect tense passé composé donc fii mu ñuy wax niñ koy former tout le temps balaa ñuy commencer loolu la ñuy njëkk a wax donc mu ne we form this with on le forme avec have auxiliaire avoir mooy have plus past participle of the verb past participle of the verb mooy participe passé du verbe donc bu ñu ñëwee fii mu ne the present perfect tense with the verb to be le passé composé avec le verbe être donc forme affirmative bi mu nekk I have been ill I have been ill I have been ill I have been ill dégg nga I have la mais dañ ko contracté mu nekk I have been ill dañ ko contracté I have been ill mooy j'ai été malade he has been ill he's been ill mu nekk il a été malade léegi contracté bi entre he bi ak apostrophe s bi du nekkul is mais has la voilà has moom lañ contracté troisième personne du singulier mu nekk he has been ill parce que lu tax parce que fii dañ ne to have auxiliaire have donc fii moom lañ contracté mu nekk he has been ill bu ñu jëlee négatif bi ba tey mu ne I haven't been ill je n'ai pas été malade I haven't been ill I haven't been ill he hasn't been ill I haven't been ill contracté la mu nekk I have not been ill wala he has not been ill he hasn't been ill donc bu ñu jëlee forme interrogative bi ba tey has he been ill moo nekk forme interrogative bi short answer yes he has short answer no he hasn't donc ñu ñëw ci nota bene muy wax I have been ill but he has been ill dégg ngeen li ma la doon expliquer fii nii ci apostrophe bi moom la ñuy expliquer fii di ñu ko bàyyiloo xel ci nota bene bi mu ne ñu I have been ill moom lañ contracté mu nekk I have been ill la ñuy wax but mais he has been ill loolu la ñuy wax kenn du wax he is been ill loolu faute la boo waxee he is been ill faute la mais he has la moom lañ contracté fii wax naa leen bi verbe bii la avoir bi lañ contracté mu nekk apostrophe s moo tax he has been ill donc with a regular verb to finish donc mu ne avec un verbe régulier to finish maanaam finir avec un verbe régulier finir mooy with a regular verb to finish donc affirmative mu nekk I have finished he has finished donc finish participe passé bi mooy finished
finished ngay bind yokk ci ed dégg ed. deuxième page bi négatif I have not finished mooy I haven't finished. I have not finished. He has not finished. He has not finished. bu dee forme interrogative bi has he finished. Has he finished. boo leen suivre leçon yi weesu donc di ngeen xam ne interrogative tout le temps bu ñëwee dañuy inverser verbe bi ak pronom personnel bi. donc short answer yes. Yes he has. Yes he has. Short answer no. No he hasn't. No he hasn't. donc the present perfect continuous tense muy présent perfect continu. The present perfect tense. The present perfect continuous tense. We form this mu ne on le forme avec le verbe to have. To have plus been auxiliaire participe passé du verbe être du verbe être to be mooy been. To have la plus been plus ing form. donc lii mooy formule bi to have plus been plus ing du verbe léegi exemple bu ñu jëlee affirmative bi I have been walking. I have been walking. He has been walking. He has been walking. He's been walking. Negative form bu ñu jëlee forme négative bi mu nekk I haven't been walking. I haven't been walking. He hasn't been walking. He hasn't been walking. Interrogative form mooy has he been walking. Has he been walking. Short answer yes. jëlee short answer yes mooy yes he has. Short answer no. No he hasn't. donc bu ñu jëlee usage bi mu ñuy expliquer kañ lañuy employer présent perfect ak présent perfect continu. ñu lire usage bi. usage numéro 1 mu ne describe what has happened. Describe what has happened but doesn't give a specific time. Describe what has happened but doesn't give a specific time. dégg nga mu ne li muy junj mooy passé composé bii nii foofu la toll. mu ne li muy junj mooy day décrire lii xewoon mais doesn't give a specific time. c'est-à-dire lii xewoon lay décrire mais waxul ban temps la amoon maanaam joxewul temps daal temps bu précis boo xamante ne nii si la amoon. passé na mais xamuñu kañ la amoon. amul temps xamuñu kañ la amoon. c'est-à-dire bu fekkee da nga bëgg a wax loo xamante ne dafa passé te fekk temps bi nga koy employé maanaam xamoo woon ban temps la dans le passé mën nga utiliser présent perfect. bu fekkee da ngay wax benn chose boo xamante ne nii dafa xewoon ci ginnaaw mais xamoo kañ la amoon ci ginnaaw maanaam du démb xamoo ndax démb la xamoo daal wala bërki démb wala foofu da ngay utiliser présent perfect. moom la wax fii mu ne la to describe what has happened but doesn't give a specific time. Exemple mu jox la benn exemple mu ne I have seen him before. I have seen him before. donc mu ne kii mësoon naa ko gis maanaam mësoon naa ko gis. kii mësoon naa ko gis. kii mësoon naa ko gis. I have seen him before. I have seen him before mooy mësoon naa ko gis mais kañ la ko mësoon gis fàtte na ko xamul kañ la ko mës a gis.
xamul ne démb la xamul, mais daal moom xelam xam na ne kii nii mu gis nii mësoon na ko gis. Donc moom la wax fii mu ne I have seen him before, je l'avais vu avant. Donc fii mu ne but I don't know when, voilà moom la wax fii mu ne mais je ne sais plus quand, je ne sais plus quand, xamatuma kañ la, mas naa ko gis mais xamatuma kañ la. Donc deuxième exemple, he has been to Dakar 3 times. He has been to Dakar 3 times. mu ne moom mas na nekk ak Dakar ñetti yoon, maanaam ñetti yoon mas na ko dem Dakar, mas na dem Dakar ñetti yoon, mais xamatul kañ la demoon, fàtte na ban jour la ban date la ba voilà moom fàtte na ko, mais daal li ko wóor daal mooy mas na dem Dakar ñetti yoon. moom la wax fii mu ne he has been to Dakar 3 times. donc bu ñu jëlee usage 2 bi, is used with some adverb just, already, and yet. léegi mu ne bon des fois présent continuous dañ koy utiliser boole kook ay adverbe. waaw adverbe just mooy juste, already mooy déjà, and yet mën nga ko firee comme encore. des fois présent perfect dañ koy conjuguer utiliser boole ko ay adverbe. léegi buñ ko conjuguer nag boole ko ay adverbe lii lay joxe. exemple, I have just swept the playground. I have just swept the playground. dégg nga mu ne I have just swept the playground mooy je viens juste de balayer la cour. Playground mooy cour quoi, fu gars yi mën nga ko firee comme cour, mën nga ko firee comme voilà playground, foo xamante ne naan ëtt bu yaatu daal nit yi di si fooy. mën na nekk tamit terrain comme voilà mën na nekk terrain foo xamante ne daal dañ fay fooye wala cour. I have already swept the playground. fii mu ne fii nii si already bi mu ne j'ai déjà balayé la cour. J'ai déjà balayé la cour. Swept mooy participe passé to sweep. To sweep, I swept. dégg I have bii nag mu ne have you finished that exercise. Have you finished that exercise? est-ce que pare nga exercice bi? est-ce que pare nga exercice bi? No, I haven't finished it yet. No, I haven't finished it yet. No, j'ai pas encore fini. Yet mooy signifier pas encore. bon négation bi plus yet mooy pas encore. I haven't finished it yet. I'm still doing it. mu ne pareeguma maa ngi koy def ba léegi. I'm still doing it mooy je suis en train de le faire toujours, wala je le fais toujours. maa ngi koy def ba léegi, c'est-à-dire mu ngi def ay exercice am ba léegi pareegul, mu ngi koy def ba léegi. léegi buñ jëlee si beneen usage bi mu ne we form the continuous form. We use the continuous form for an action which has been going on continuously. dégg nga mu ne we use the continuous form for an action which has been going on continuously. donc mu ne forme continue bi nag ñu ngi koy utiliser bu fekkee benn action boo xamante ne ni c'était déroulé dans le passé. est-ce que comprendre nga si la xewoon, mais affaire bi ba léegi mu ngi continuer di am, c'est-à-dire si passé bi la commencé woon, mais ba si présent bi ñuy waxee mu ngi continuer di dérouler. donc bu boobaa la ñuy utiliser present perfect continuous. dégg ngeen bu fekkee li ñu bëgg a wax si passé dans le passé la amoon, mais dafa continuer ba tey dans le présent.
di dem dafa continuer di am bu boobaa present perfect continuous ngay utiliser. donc ñu xool exemple bi ñu xool lan la ñu bëgg a wax mu ne exemple I have been waiting here for a long time. dégg nga mu ne bu fekkee français la in French you say mu ne bu fekkee français la mu ne en français on dit j'attends ici depuis longtemps. J'attends ici depuis longtemps. I have been waiting for a long time. c'est-à-dire moom bon bu dee anglais bi dafa wax I have been waiting mooy man maa ngi fii di xaar. I have been waiting here for a long time. donc boo gisee I have been waiting rek di nga xam ne moom yàgg na fi toog di xaar. yàgg na avant mu doon wax dafa taxawoon di xaar wala boog dafa toogoon foofu di xaar. mais léegi moment bi muy wax aussi ba tey mu ngi toog di xaar looloo tax gis nga action bi ci passé bi la amoon mais ba tey dans le présent dafa continuer di am looloo tax mu employé present perfect continuous. I have been waiting here for a long time. donc mu ne man de ma taxaw naa fii di xaar taxaw naa fii di xaar lu yàgg. c'est-à-dire commencé woon na xaar maanaam une heure passée mu ngi fi taxaw wala 2 heures wala 3 heures mu ngi taxaw foofu di xaar. donc bu ñëwee kenn ñëw di ko laaj mën na ko ne I have been waiting here for a long time. fii de maa ngi fi taxaw di xaar lu yàgg. dégg in French you say j'attends ici depuis longtemps. donc maa ngi taxaw fii lu yàgg di xaar. donc beneen usage numéro 4 mu ne we use the continuous form with since and for. mu ne continuous form nag present perfect continuous des fois dañ koy conjuguer boole ko since ak for moom lay wax nii we use the continuous form with since and for. léegi bu ñu xool exemple bi when did you start waiting. donc mu ne ko quand avez-vous commencé à attendre. quand avez-vous commencé à attendre. mu ne ko kañ nga nekk di xaar kañ nga commencé xaar. b I started waiting at 5 o'clock past. dégg nga mu ne I started bi moo lay wan ne passé la passé si passé bi la commencé. I started waiting at 5 o'clock. dégg nga mu ne moom kii da ko laaj mu ne ko kañ nga commencé xaar fii mu ne ko de maa ngi commencé xaar depuis 5 heures. 5 o'clock mooy pile o'clock mooy pile à l'heure pile. donc moment bi nga xamante ne ñu ngi koy poser question bi boobu 5 heures passé na kay laa bëgg a wax. moment bi nga xamante ne ñu ngi koy laaj 5 heures passé na moo tax mu ne leen I started waiting at 5 o'clock. donc mën na nekk moment bi ñu koy laaj 7 heures moo jot wala 8 heures wala 6 heures. donc ñu laaj ko kañ nga commencé xaar mu ne leen maa ngi commencé xaar depuis si 5 heures. I started waiting at 5 o'clock past. dégg nga wala how long have you been waiting. donc fii dañ ko laaj ñu ne ko kañ nga commencé xaar ñaata minute wala boog ñaata temps nga commencé xaar maanaam guddaay temps bi quoi la ko bëgg a laaj. how long have you been waiting. bee bi mu ngi tontu mu ne I have been waiting since 5 o'clock. voilà gis nga ñaari réponse yi boo xoolee benn la. I started waiting fii passé la utiliser. I have been waiting mais bee bi boo liiree réponse bi I have been waiting since 5 o'clock mooy wane ne ba tey mu ngi toog di xaar. ba tey dafa toog di xaar. bii xaaratul moment bi ñu koy laaj fekk na xaaratul xam naa peut-être kii muy xaar moo ñëw laaj ko loolu. when did you start waiting moo ñëw laaj ko loolu mu nekk I started waiting at 5 o'clock
boobu waa ji ñëw na ñoom ñaar ñuy dem donc xaaratul. mais fii boo ko liiree I have been waiting since 5 o'clock mooy won ne ba tey mu ngi xaar ki xam naa keneen moo ñëw laaj ko mu soog ko wax ne ko maa ngi fi toog di xaar depuis 5 heures donc loo si déggee mooy ba tey ki may xaar ñëwagul dégg nga ça signifie que ne ba tey mu ngi toog di xaar. léegi fii ñu bind 5 pm anglais mooy faral di bindee nii 5 pm pm quoi lii foo ko mën a gis ci heure 5 pm mooy après midi pm mooy signifier après midi post méridien la post méridien post méridien mooy pm dégg ngeen pm mooy post méridien lu muy signifier mooy après midi bi lay signifier c'est-à-dire 5 heures ci ngoon mooy 5 pm. waiting bu fekkee 5 am la am mooy antiméridien bu fekkee 5 am la mooy 5 heures du matin foofu mooy antiméridien mooy suba gi mais bu dee p bi mooy après midi bi dégg ngeen donc 5 pm waiting donc 5 heures ci ngoon la doon xaar waiting since 5 o'clock mu ngi doon xaar depuis 5 heures pile la commencé xaar. donc what time is it now ban heure moo jot b mu tontu ko mu ne ko 7 o'clock 7 heures moo jot. léegi mu posé waat question mu ne how long have you been waiting donc yow ñaata temps nga toog di ma xaar how long have you been waiting nga toog di xaar ñaata temps nga toog di xaar bee tontu ko ne ko I have been waiting for 2 hours dégg nga mu ne ko man de maa ngi toog fii di xaar depuis 2 heures de temps maa ngi xaar for 2 hours mooy 2 heures de temps donc gis ngeen entre 5 heures mu ngi ñëw waiting since 5 o'clock mu ngi toog di xaar depuis 5 heures bi kii laaj ko what time is it now mu ne ko 7 o'clock mu ne ko 7 heures moo jot donc diggante 5 heures ak 7 heures ça fait 2 heures de temps donc moom toog na di xaar 2 heures de temps moo tax mu tontu ko fii ne ko I have been waiting for 2 hours dégg ngeen. léegi bu ñu jëlee bii tamit 5 pm mooy comme li ma leen expliqué woon sànq rek waiting 7 pm waiting for 2 hours 2 heures de temps la toog di xaar. léegi fii here mu ne here are some other example mu ne voilà yeneen exemple mu ngi nii I have been living here since 1965 years old donc 1965 mu ne depuis 1965 maa ngi dëkk fii c'est-à-dire boo ko gisee nii ni mu ko bindee nii I have been living here since 1965 mooy won ne moom ba tey moment bi muy waxee mu ngi continuer dëkk foofu donc dans le passé la fa commencé woon dëkk ba léegi muy wax dans le présent mu ngi fa di dëkk moo tax mu employé present perfect continuous I have been living here since 1965 bu la neexee wax I have been living here since 1965 bu la neexee wax loolu 1965 donc fii ñu employé since mu ne a definite time. léegi I have been living here since last year même chose I have been living here since I got married même chose. léegi bu fekkee exemple for I have been living here for a long time I have been living here for a long time boobu boobu boo waxee for a long time mooy yow xamatoo ñaata at wala ñaata temps nga fi dëkk mais xam nga ne daal diir gu yàgg la for a long time. xam nga fii dañ ne since a definite time
bu fekkee temps bi dañ ko xam si ngay employer since. bu fekkee xamuloo temps bi si ngay employer for a long time, for 2 years, for new months, for few months, for age. c'est-à-dire for bu fekkee xamuloo carrément ñaata temps nga fi def exactement. buñ ñëwee fii si nota bene, beneen nota bene, it's a long time since I saw you. It's a long time since I saw you. Ça fait longtemps que je ne vous ai vu. léegi ever, never, it's the first time. bon ever mooy never, ever mooy jamais, never aussi jamais, mais never négation la, ever affirmatif la. c'est-à-dire never bu duggee si wax bi phrase négative lay dugg, mais bu fekkee ever la d'habitude ci phrase affirmative lay dugg. It's the first time mooy c'est la première fois, mooy it's the first time. léegi êtes-vous jamais allé au Niger? Have you ever been to Niger? Have you ever been to Niger? No, je n'y suis jamais allé. mooy no, I have never been here. donc ever moom laa leen doon wax bu dee affirmatif wala mu nekk interrogatif mën nga employer ever, mais bu fekkee never la négation rek lay dugg, mais ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy signifier mooy jamais. moom la wax fii no, je n'y suis jamais allé. No, I have never been there. C'est la première fois que j'y vais. It's the first time I have been here. C'est la première fois que j'y vais. It's the first time I have been here. donc lii mooy kuuru tay bi gars yi. bu fekkee am nga ay xalaat wala ay question yoo leen poser concernant cours bi, donc mën ngeen ma ko bindal commentaire. bu jaaree répondre dinaa ko répondre incha allah. donc cours bii di ñëw ñu commencé ci the past tense après ba fu ñu yem. ok di leen ziar yéen ñëpp di leen wax jaajëf.